waaw Bëgg mais grand Alain. waaw nuyu naa la sànq dama am fou rire heureusement ligne bi doxul quoi. waaw mais affaire bi c'est bizarre mais sànq. non Medou Anta bi moo ma fi reetaanloo ba ma jonkoon fii. looy tàggatoo mu ne yàlla bàlla ngay dugg. non foofu laa xaxataay ba ne yu su ma duggee instant yi du baax quoi. Medou Anta moom da ngeen koy bàyyi noonu. sinon ça va. sant yàlla bu baax. yéen a ngi si lépp jàmm waaw ñu ngi cool franchement ça va. et gars yi mu préciser y a beaucoup de gens yu may woo ci beneen numéro téléphone bi jàpp ni que pour participer ci live Instagram yi da ñuy woowee appel vidéo WhatsApp ak wala suñu numéro yi non live yi pour participer ci da ngay installer Instagram ñëw di commentaire ba keroog ñu lay jël Lamine Seck nag initié na benn émission bu neex parce que man damay alterner yenn saa yi ma jël amateurs yi yenn saa yi ma jël promoteurs yi yenn saa yi ma jël mbër yi. mais Lamine Seck dafa créé benn émission samedi tous les samedis 14h heure de Dakar kaddu amateurs yi rek da ciy jël 2-3 minutes ku ci nekk nga wax ci combat yu gën a tàng 1 heure de temps lay durer tous les samedis à 14h incha allah. donc gars yi bàyyi leen di ma woo ci téléphone bi cote leen affaire yi ci Instagram installé leen Instagram recherche Lutte TV di xaar live yi di am ngeen yónnee demande ñu leen di accepter mais grand bi ziar. doole ziar. ñu defoon benn live man ak yow. il y a 3 semaines. wala boog 1 mois ngeen doon utal adversaire Nékorél. dem c'est 11 adversaires. xaw ma 13 adversaires mais 13 adversaires yëpp kenn d'accord ci bëreeg Nékorél. li laaj est-ce que Marley bokkoon na ci 13 adversaires yu bañoon wëlbatiku nangu. non bokku ci woon. parce que après live bi sax ci diggante bi am na ñeneen ñu seetiwaat compté wu ma nombre bi nag de mais dépassé woon nañ loolu. bi ñuy seeti Marley. dama am benn jarbaat mu nuyu waale ko bu tudd Pigeot. moom xaritu Marley la. moom moo njëkk a wax ak Marley. Marley ne ko amul problème après Pape Sarr jël contact ak Marley. voilà. mu jaar ci entraîneur u Marley benn grand bu tudd Iba. grand boo xam ne bëre rek lay dund. grand bu baax. mu discussion yi nag méttiwuloon. bon après lu tax Nékorél moom wax dëgg. tuuti des ñu xàddi. waaw affaire bi dafa compliqué woon na. looloo tax Marley moom wax dëgg moom rien à dire. amul discussion bi yàggul sax. moom guerrier la. Marley moom nit ñi lu ñu munti wax ay combat bi lii kii favori yooyu amul. tey ku fi ne Nékorél day daan Marley day daan da ngay extrapoler rek parce que Marley gis nañ ko bu entraîné tuuti rek génne neneen. c'est vrai que ci signature bi. Nékorél andi na forme. parce que maa ngi koy tooñ après na ko yow corona bi ñuy tere gars yi entraîné dafa mel na ko doon entraîné. dëgg la xam nga. après parce que tey dañu wax boo xoolee mbëri yëpp ñu gis nii ak période corona bu yàgg bi nii gars yi si bëri nekkuñu yenn état yi. waaw. bëri nekkuñu benn état parce que toog nañu ay presque 3 mois entraîné wuñu. c'est vrai que Nékorél moom dafa yegg si bi mu ñëwee loolu dafa frappé ñëpp. waaw man frappé na ma bi ma ko gisee. forme bi mu ñëwee. mais nag attention Marley dafa nëbb boppam. waaw ci solo bi. waaw ci solo bi ak yooyu ak solo man Marley ku ko xam man Marley comme muy doon ànd ak sama jarbaat yàgg naa ko xam mais Marley nit ñi xaw ma ndax ñu ngi ko doon seetlu mais Marley mënoon nga ko gis avant combat. mais période combat bi bu entraîné dafa mel ni moom mooy genre mbër yi nga xam ne du entraîné lu yàgg rek forme bi day ñëwaat. ba nga xam ne c'est vrai dafa nëbboon boppam ak li mu sol. mais Marley moom bu simee ko après combat moom li nga xam ne kii entraîné. et puis xeetu bëri bu muy bëree Marley mun nañu ne 80 kilos daan mbër bu nekk. waaw non moom mbër la. bëri Nékorél ndaanaan la. parce que lu tax gars yi dofuñu lu tax ñu koy bañ xam nañ ko. dëgg la kon ñaari bëri yoo xamante ne yu naqaree woon utal adversaire ngeen boole leen. c'est que ñun bëgguñu combat yi nga xam ne nit ñi dañuy ñëw xam kuy daan te loolu dafa bëri ci bëri bi léegi. am na da ngay ñëw andi combat yoo xam ne tey mobile 2 Bour Sine ku fi nekk di expliquer wax ji mooy bëri rek mais kenn xamul ku ci daan. Nékorél Marley pare yeneen yi ñu fas yéene lijjanti noonu la ñun philosophie boobu la ñu demee. suspense bi bëri tey boo fi tegee débat bi day mën nañ fi toog ba xaw ma ñaata temps. gis naa ak Malick Ndiaye man mooy sama combat. Malick Ndiaye ak Bou Siteu. xam nga boobu sax kenn mënul xam kuy daan mais dina neex daal.
mais ma bëgg a xam yéen kan moo leen di doxal seen ay combat parce que tey combat bu mel ni Bou Siteu ak Malick Ndiaye man dama ñaata contrat bi loolu c'est très bien inspiré ñaari mbir yu tolloo lañ. non loolu ñaari mbir yu neex lañu. loolu Pape Sarr moo ko dox. Pape Sarr moo ko dox xam nga ñun am nañu avantage bi nga xam ne ñun nekkuñu ci fonctionnement wu yeneen structure yi ou je sais pas ñun dañu nekk ñëpp presque ay gayan lañu. ñëpp ay gayan lañu. mooy dañu nekk ci benn structure boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ci. à la base man Pape Sarr ak Jumbo la. xam nga ñun ñëpp ku si ne di def lii Jumbo moo gën a mooy chargé communication bi généralement gis nga ko gaan bu ceene bi voilà moom ngay gis ci voilà ci plateau yi mu chargé communication bi tout ça démarche yi Pape Sarr moo koy def yi ci ëpp loolu tax moom it faut le remercier chaque jour xam nga démarche yi si ëpp moo koy def Jumbo malgré que mu ngi ci communication bi tam mu ngi tamit ci démarche yi parce que affaire bi moom mooy loolu de kii day jaar gauche que le jaar ak droite ah. Pape Sarr mu ngi liggéey bu baax. Jumbo pareil xam nga man moom bon maa sori téléphone rek lay def mais maa ngi ci WhatsApp bi mbër yëpp tamit presque damay waxtaan ak ñoom. dëgg la ñu dolli si nag ñoom suñu copain jamaïcain xam nga kooku moom mooy loolu. jamaïcain xam nga mu ngi jàppale ci lu bëri. bi ñuy ñëw tamit xam nga ñu bëri bu ñu ñëwee di monter structure day am benn manager bi nekk ak ñoom. ñun bi ñuy ñëw bon coup de tête la ñu ñëwee ak yooyu yëpp amuñu woon loolu. nekkuloon sax suñu xel mais naturellement lien yi dafa dugg ak bëgg fàllu. lien yi dafa dugg mu doon ku baax tamit xam nga mu jàppale ñu ci lu bëri. facilité leen tamit lu bëri moom Pape Sarr jamaïcain ñu ngi liggéey. mais structure bi nu mu tudd structure bi. Ren Dakar production. parce que gis naa keroog ci kii bi ñu bind Ren Dakar gis naa ñu ne Pape Sarr promoteur gis naa Jumbo promoteur. promoteur yéen dafa bëri ci yéen. structure non ñun xam nga affaire bi c'est simple ñun ay copains yuy def benn affaire la mooy. kii jaar ci kanam ak yooyu c'est pas ce qui est important pour nous. ñun li important pour ñu Ren Dakar production la nit bu gisee Ren Dakar production kon mun nañ jàpp ni moo tëgg. voilà Marley. waaw moo tëgg mobile 2 Bour Sine. voilà moo tëgg Bou Laal Siteu plutôt Bou Siteu ak Malick Ndiaye 37 Fou. moo tëgg Pokola ak. Papa Kane 2 ak yeneen comme ay waaj a tax am na yuy ñëw te inshallah dinañu neex nga leeralal ko est-ce que yooyu yëpp même bés lay doon lépp même jour bi la ñun gala la ñu bëgg comme Jumbo ni mu wax keroog mun nañ jàpp ni Nékorél Marley ak mobile 2 Bour Sine ak Malick Ndiaye 37 Fou ak Bou Siteu ak Pokola Papa Kane 2 ak Kalmu Ndour dina bëri ci bés boobu dina bëri ci bés boobu waaw kon loolu moom loolu Boy Faye ak Boy Faye ak Boy Faye beneen moom waaw Boy Faye xam nga nag gis nga trois yooyu noonu xaw nañu am même genre problème bi mais dinañu am adversaire làmb ji comme ni may wax ñun xuloowuñu xeexuñu xëccoowuñu am na si ay affaires yoo xam ne mooy loolu di nga dem ba presque am accord ak benn mbër pour circuitage bi ñëw mais loolu business la mais xëccoowuñu budget bi diisul budget combat yi mais buzz bële yoon wax naa la ko ma ne la gis nga nit booy tëgg da ngay njëkk a xool lu neex nit ñi dafa am loo xam ne xaw ma ndax yéen a ngi si bàyyi xel da ngay gis ñu jël benn combat wu espoir ñu def ko grand combat après teg rek ay petit combat waaw loolu neexul dañuy waxante dëgg rek loolu neexul parce que ñun keroog Max Margan wax na ko nee na ay grand combat rek la ñu taxawal c'est juste kenn ki day njëkk bëre keneen ki ñun dañu xam nga da ngay gis yenn saa yi benn mbër ñëw bëre mu pare ne supporters yi ñibbi jot na gars yi dem vide stade bi ñun dañu bëgg ku ñëw suñu journée di nga seetaan ba ci fin lépp looy seetaan mu neex te inshallah bu ñu yàlla jàppale xam nga affaire yi yomb ci ñun gars yi dinañu am journée bu neex parce que man loolu laa gën a bëgg que par exemple ñu baal ma ñi tëgg grand combat yenn grand combat yi espoir yi pour man yenn espoir yi ñëw bien vrai que Marley Nékorél ak ñoom kii Marley Nékorél nekkatuñu espoir mais ñoom Kool Bour Sine mobile Boy Faye Kalmu Ndour ñoo ñëpp ay espoir ñu mën a bëre lañu
ok ñu mën a bëre lañu ñu mën a mais bëre lañu. mais est-ce que lu tax may laajte est-ce que datu combat yi dina sori wala dina jege. ñun honnêtement bëgg nañu au minimum 2 journées. ça veut dire bii nii fu mu gënee teel ci ñun ñu tëgg ko man li may wax chaque jour moom laa waxoon bële yoon politique bi ñu am ñun bëgguñu mbëri bëri benn yoon ci at bi bàyyi duñu bëri waat baat bi ci topp. après. waaw kon dégg ngeen seen projet bu sottiwee di làmb dina. non ñun gars yi dañu war a ñaanal parce que keroog dam lay wax lu garaaw de ñun ñoo njëkk signé de dafa mel ni suba juumul. ci saison bi di ñëw rek affaire yi départ. affaire yi départ effectivement. gars yi gañ nañ ñu ñaanal affaire yi dox bu gën a neex ci ñëpp quoi. mais bëgg nañu journée boo xam ne dina neex dëggantaan. te ay jàmbaar la ñuy liggéeyal. am parrain wala amagoo leen parrain. non balaa ngay uti parrain nga teg affaire yu neex. ngeen teg affaire non est-ce que duñ la parrainer benn bi sax yow. man bu ngeen ma bëggee parrainer moom il faut ngeen fexe ngeen dem tëgg sama mbër quoi. kan mooy sa mbër. man Balla Diouf mooy sama mbër te dellusiwaat na ci làmb. Balla Diouf est-ce que dellusi na. dellusi na de. Balla Diouf waaw xaj na ci de. dellusi na de tey nee na moom fu mu toll nii mënul bàyyi làmb te amul victoire. te amul génnewaalewul làmb ak victoire. waaw Balla Diouf man de supporteru Balla Diouf laa gëj a gis sax bien vrai que mbër la nag ñun moom supporter dañ ko lépp mais gëj a gis supporteru Balla Diouf de ay fàtte démb rek. waaw loolu. allo. allo. waaw. maa ngi lay dégg yaa ngi may dégg. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax ok ma ne léegi xam nga mbëri dañu bëri xam nga looloo tax chaque jour ma ne ñun on est là pour tranquille gars yi bu leen neexee ñu jël ba pare après ñun ñu ñëw jël. dëgg la incha allah 4000 licenciés moo am quoi xëccoowuñu. incha allah macha allah xëccoowuñu. Alain kontaan naa ci yow. trop ñu nit kontaan nañ ci yow parce que yàggoon nañu parce que bi passe da ngay ñëw si benn combat ñëw ci live bi fii wax. donc yoon la. ngeen ne yéen a ngi wutal xaw ma adversaire seeti ngeen 11 mbër. yoon la bu nekkul amee adversaire ñu dalalaat la fii ngeen wax naka ngeen def. merci. da ngeen ñu ñaanal ñu am ñu si des. instant yi moom bëggal nañu kóol adversaire trop. ok am nañu mook Mbagnick ak Boy Faye am nañu yaakaar amal leen. am na yeneen combat tamit yoo xam ne. dinaa la wax gis nga ñii di njëkk bëre sax. ay boo xeful mu nekk combat yu mag. macha allah. waaw loolu neex na mais yàlla baax na. loolu neex kon ñu ngi lay remercier tamit ñu ngi lay remercier bu baax tamit parce que yow moom franchement yaa ngi ci lii di doxal làmb. macha allah. bu ñu amoon 4 yu mel ni yow rek. lu bëri dina changer quoi parce que li ñu war a sopp ci làmb bi bëri na trop. macha allah ça fait plaisir. voilà mbër yi moytu wante bi. bàyyi ut yoon bu nooy bi. waaw parce que yooyu yëpp ci lii di yàq làmb bi la. dëgg la effectivement voilà ñoom ñëpp ay mbër lañu ñii dañuy simple certes ña leen di dóor mais ñëpp nañu. waaw nangu bëri seen biir quoi koo daanul léegi di ngeen dajee ji ci kaw. dëgg la teel ko daan nga gaare ko rek wax bi jeex. waaw waxante ko de. léegi mu jeex rek. amul njëriñ de. loolu moo ci gën ñu teel a débarrasser ñenn ñi parce que da ngay tëgg combat bu logique. mu logique ci ñëpp. benn mbër bi du nangu. wala ñu ne la manager be nanguwul. xam nga dëgg la mais bon après yàlla baax na bon après ci biir tamit di nga dem ba gis ay affaires yoo xam ne tu ne le sais pas parce que tey amaloon nañu Kalmu Ndour adversaire mais ñun xamuñu woon am na problème de différence de poids. su fekkee ñaari mbër yi ay mbër yu mag lañu. Kalmu Ndour kan ngeen ko taxawaloon moom ak kan. mook ndongoloo la woon. Kalmu Ndour ak ndongoloo ngeen tëggoon. accord ak lépp mais ben. Il s'avère que il paraît que différence de poids bi comme c'est pas le plus grand combat différence de poids bi dafa ëpp 15 kilos te bu ëppee 15 kilos du jàll CNG te combat bu neex la woon accord amoon na ci ñaari côté yëpp. parce que boobu ñu ngi ko waroon signer en même temps que nekku réel mag la. ak Kalmu Ndour ak Ndongo Lo moom poids bi différence bi dafa bari. waaw mais boo xoolee combat ndigal ak Ndongo Lo différence de poids bi bëri woon na Ndongo Lo daan na ndigal. Ndongo Lo daan na ndigal pour une fois nga gisoon xam nga déjà nga amal Kalmu Ndour adversaire métti na. moom kóol pareil kóol nga amal ko adversaire métti na trop. mais boo demee ba gis mbër bu guerrier bu ko nangu jël.
mu am problème boobu noonu. mais on perd pas espoir dinañu continuer liggéey bi. de toute façon saison bi ubbeegul nañu continuer liggéey bi 4000 licenciés am ba fexe ba am li ñu bëgg quoi. incha allah voilà ñu remercier ñëpp nag ñuy jàppale xam nga remercier Jumbo ci liggéey bi muy def. remercier Pape Sarr tamit. moom du nelawul xam nga nelawatul mu ngi tëb di dal fu nekk xam nga. lijjanti Jamaïcain mention spéciale moom bëgg fàllu yow ak yow sax yow mi bës parce que yow ci ñun nga bokk. dëgg la dul dara sax ci ñun nga bokk te li ngay def rafet na da ngay bàyyi sa temps ñëw suñu présentation yi signature yi. te nit ku bëggul lu muy def rek. am na yoo xam ne du ko doxee daal. comme ni ma la wax rek kaat yu mel ni yow. am na solo buñ ko amoon moom. amatul lu ñuy sonal. macha allah. après ñu nu mu tuddati kii génn sànq ba may reetaan. Medu Anta. ñu ñetti Medu Anta rek làmb bi baax na. jaajëf.